si ñëpp du tijaan bi du murid bi du xaadir bi lépp looy def di nga am ko mën a doon te defoo lu baax mbaa nga bëgg a def lu baax su ma ànd ak yow ci lu baax bàyyi na la. Samba Jabare amul kenn ku mu ci lu bon loolu ci loo xam ne ci lu ñaaw la du la ko doon wax. foo ko waxee dégg nga am wax la ko bu ko mënee dégg nga am ko mënee bàyyi mu bàyyi ko ànd ak yow soo ko mënta bàyyi mu bàyyi la ànd ak boppam. su nekkul dégg nga am ñëpp. ñu mu daan ànd ak Alaaji Mansour Mbaye Alaaji Baati ñoom. ñëpp daal fa seen groupe bi. mos yokkuloo kenn mos yàmm kenn di gëm xar ma yàlla léegi nag. maa ngi dellu fii ak Alaaji Wade allo. waaw maa ngi lay dégg papa waaw. maa ngi dellu fii maa ngi dellu ak Alaaji Wade. xaaral ma jox ko di nga moom tam mu ak Samba Jabare tuuti at la am Alaaji Adi. Alaaji Adi. waaw kay. El Hadj Abdou mais soxnaa la sax ngoon 16h ci plateau bi mais avant ngay ñëw. Fatou Kiné la nekk ci plateau bi tey moo yore li nga xam mooy émission spéciale bi. dëgg la. nga nekk ci kër gi. tey jii lan nga yëg. Abdou Aziz daal maa ngi lay nuyu Mbaye. maa ngi lay fay. dund daal day am njëriñ. lu xam ne day jeex yàlla na rafet. yàlla boole woon na ma ak papa Samba Jabare mu def ma jarbaat. hommage biñ ko mujj rendre Sorano keroog man la wax Mamour Ba Fatou Diaw ne ko all aadi mu ñëw maa defoon introduction bi keroog wax ci digganteem ak rahmatullahi alayha Mariam Ndiaye Sidi jaar yu xam ne sama nijaay Samba Jabare am na ko yàlla boole woon ko ak mag ñu baax ci Ndakaaru moom ak sama nijaay Amadou Ndiaye Samb moom ak Alaaji Kaani moom ak Alaaji Asan Maroxaya li Alaaji Bu Kunta wax ne nit ñi mucc nañu ci làmmiñam ci lor mucc nañ ci loxoom ci lor incha allahu taala su ma yàlla dellu si di indee ci seen plateau boobu incha allah Abdou Aziz waaye daal ci baat bu gàtt nit ku baax génn na àddina nit ku xam ne dundam am na njëriñ Abdou Aziz. nit ku baax dëddu na àdduna Ibou Diouf yow it yaa ngi yemoon fu am solo. waaw muy dëggam ak ñi nga xamante ni nii ñoom la bokkaloon jamono. waaw loolu dafa mel ni sax tombé la léegi parce que dañu xam ne rek seen diggante ñoom ñaar ñu bëri ci yëngu ci wàllu cosaan ak aada fii xamoon nañ ko ñu ko doon faral di jaarale tamit gannaaw li ñu bokk ci li nga xam ne ci lañ doon yëngu muy xalam. nga xam nga moom dinaa ci indi kenn. koo xam ni marqué na bu baax dundu El Hadj Samba Jabare muy El Hadj Mansour Mbaye. bi ñu ko indi Tivaouane jox ko Cheikhul Xawmi daf ni ko na nga dem di ànd ak Mansour parce que ay tofalanu moom ak Mansour mais ay tofalanu. mu ànd ak Mansour seen kër góor gi El Hadj Amadou Mbaye Maodo fala sama waajur jële soxna mu ànd ak moom di dem di ñëw ci li ma waxtaan ak ñoom seen diggante Mansour wax na ma ni jàng woyaan c'est-à-dire boo jàngee boo nekkee ci daara di jàng ak bokk ku nekk ak ku nekk ci pays di xalam di woy fokk boo àndeek moom fokk nga mën a nga bokk ci woyaan wi boo ci bëggee bokk fokk nga jàng ñi ñuy seeti ñan la fokk nga am kàddu gu rafet pour yëkkati ko. Mansour boo ko daan fekk ci biir géwël yi bari na ay émissions yu daan def Regard sur le Sénégal d'autrefois moom moo nekkoon li nga xam moo daan animateur principal bi. mooy ba daan daw rajo ba daan daw rajo bi. moo daan nekk animateur principal bi lu tax parce que fekk na mu miinanteeg El Hadj Samba Jabare ak ñeneen ci des parce que ci ginnaaw avant muy dugg. ci cercle bi nga xam mooy les grands griots du Sénégal parce que loolu tamit beneen pàcc la ci viu El Hadj Samba Jabare ak ñeneen mag ñi fi nekkaloon bi mu ñëwee Dakar aussi El Hadj Mansour Mbaye teel a am logement ci waagu ñaay gi mu dëkk foofu la dëkkoon ak moom mosuñu tàggoo. li leen boole woon mooy Cheikhul Xawmi beneen bi gis am nañ dem kër Paate Xewe kër Paate Xewe nag boo dégg ñu koy wax ci tarixa wala ci yoonu Cheikhul Xawmi day nekk étape boo xam ne ci formation yi nga xam ni dañ fa tàggate ay nit génne leen fa ñu dem jariñ askan wi. El Hadj Mansour Mbaye ci la bokk El Hadj Samba Jabare ci la bokk moo tax bu ñu lay wax naan dem na kër Paate Xewe ça renvoie à une éducation ça renvoie à ci benn taxawaay boo xam ne ci wàllu yar
ak teggin ak wàllu wax ak taxawaay dafay indi lu fort a fort ci yar bi nga xam ni cheikhul xaw mi yar na ko ay taalibeem ci état bu kër Pathé Xew boobu El Hadj Samba Diabary ci la bokk moo tax digganteem ak El Hadj Mansour looloo ko gën a dëgëral ba pare ki muy sëyal nii ki fa nekk ak moom muy Adja Seynabou Mbaye pour te dire nit dafa fonk aada dafa fonk cosaan bi mu ñëwee Tivaouane avant muy jël Seynabou Mbaye am na keneen ku mu jël koo xam ni Kébémer la dëkk kooku moo nekk aawam ay da mbuub la tudd mu am ci doom ñaari doom ñetti doom yi mu am yëpp kii Marème Ndiaye Sidi ki mu ko joxoon mu indi ko ci Cheikhul xaw mi la keneen ki ci des soxna Farsi Mansour soxna Farsi Mansour moo nekkoon soxnay Serigne Mansour borom daara ji di mag ci xalifa général des Tidianes mu tudde ko kenn ki ci des mu tudde ko Oumou Ndiaye Bouna c'est-à-dire moom léppam daf ko delloo ci cosaanam léppam daf ko delloo ci diine moo tax El Hadj Samba Diabary neexul a jam ci wàllu taxawaay neexul a jam ci wàllu dëkkandoo bi mu ñëwee Tivaouane ñu jox ko fa soxna ku ñuy wax ajaratu Tante Diop. Tante Diop turandoom la nga ko joxoon mu jël ko ci la amee doom boobu ñu tuddi Oumou bi Tante Diop génnee àddina pour te dire ci kilifteef ñu jël rakku Tante Diop mooy Seynabou Mbaye bi muy seen ubbi ko bunt bi te loolu moo daan am loolu moo tax moom la yor ba muy làqu ñoom ñu koy gërëm di ko sant ndax taxawaay ba ak la ma fa dégg léegi ñu wax ko ci taxawaay bu mu taxaw góor gi te diggante moom ak góor gi at yi diggante bi bari na mu toog fa bëna ga ni am na mérite moo tax jigéen ñi bu njëkk nan leen daan joxe noonu lañ daan seey moo tax te moom loolu la doon kon bokk na ci li nga xam ne mooy El Hadj Samba Diabary ku gëm taarix la ku gëm démb la waaye ku gëm cosaan la Fatou Kiné leneen li ma ci bëggoon dolli rek mooy taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci wetu artistes yi bi ci mujjee su ma juumul defe naa moom la ak Coumba Gawlo Seck balaa ñu waaw doguma la est-ce que balaa muy tontu tamit duñu jàll ci keneen ku nekk ci bu mu jokko bi muy Samba Awa Ndiaye nekk nag communicateur traditionnel ca diwaanu Njaaréem maa ngi lay nuyu bu baax a baax Samba Awa Ndiaye. waaw maa ngi lay nuyu Fatou Kiné. naa ko léegi nga nekk communicateur traditionnel ca diwaanu Njaaréem yow it loo ñu mën a wax rek ci ki nga xamante ne nii mën naa koo jàppee sab naataango ndax li nga xamante ni moom la doon def yéen a ko bokk muy cosaan bi ci Sénégal. bu fekkee dégguñu rek. non télévision bi lay dégg. ma ngoog waaw ma ngoog gannaaw bi ma la nuyoo wax naa ko léegi. xam nga dañu wax ni Alaaji Samba Diabary d'abord li ñuy njëkk a ñaan mooy yàlla na ko yàlla teeru teral ko ci àjjana yi gën a kawe. di ko jaal réew mépp di ko jaal Sénégal Sénégal nag moo ñàkk Alaaji Samba Diabary parce que li mag ñi doon wax naan xam nga su kilifa gu mel ni génne àdduna. la olof yi doon wax naan géwél du dee mooy ku mel ni Alaaji Samba Diabary parce que Samba Diabary tubaarkàlla bàyyi na fi loo xam ne bii ba àdduna tukki kenn dootu ko fàtte parce que la olof yi doon wax naan soo bañee ñu lay soo bëggee ñu lay fàttaliku na nga def lees dul fàtte Alaaji Samba Diabary nag bàyyi na fi loo xam ne lii ba àdduna tukki kenn du ko fàtte parce que xalam ak woy ba léegi tubaarkàlla ba àdduna tukki kenn du ko fàtte te ñun ñii nga xam ne bii ñooy les jeunes communicateurs traditionnels du Sénégal nga xam ne tey Mansour Mbaye mooy suñu président au passage ñu koy jaale di ko jaale Aziz Mbaye moomu suñu royukaay yi dem na parce que Alaaji Samba Diabary bokkoon na ci mag ñi ñuy roy ñoo xam ne bii tubaarkàlla dañoo amoon lu ñu représenté ci réew mi ba tax na ñun ñu nekk ci région yi nekk ci biir à l'intérieur du pays ku ci def lu baax sax di géwél buy jéem a def lu baax sax dañ naan la baa mel ngeen ni Samba Diabary baa mel ngeen ni Mansour Mbaye baa ñu mel noonu kon ñoom ñu nekk royukaay yi ñoo xam ne bii tubaarkàlla su fekkee dafa Samba Diabary dafa génn àdduna tey communicateur yëpp ko ñàkk parce que maa ngi fàttaliku 1997 bi ñu créé réseau national des communicateurs traditionnels te Saly Samba Diabary bokkoon na ci mag ñi nga xam ne bii ñoo ko sosoon ak ñoom góor gi Jokkel Ndiaye ñoom góor ma Ngom ak ku ci mel ne góor Samba ci Abdou Gité bu Ndar ak ñoom Jokkel Ndiaye bu Fatick mag ñooñu tubaarkàlla Mansour Mbaye jiite ñu tubaarkàlla wane nañ loo xam ne bii tey géwél bu ne war ngaa jàng ci mag ñi ci yar ak i teggin ak sàmm sa kàddu mais surtout ak silvissé parce que mag lañ yoo xam ne yi fu ñu mës a solo ba génn jataay bu ne mën nañ cee toog te mosuñoo dégg it ñu wax lu ñaaw baalu bon baaloo xam ne bii tubaarkàlla ku ko dégg ni ci am kon ñoom suñu royukaay lañ yoo xam ne ñun ñëpp war nañoo roy ki ñoom ba tax na ñëpp a ñàkk Sénégal gépp a ñàkk buur yeeg dammel yeeg sëriñ si ñëpp a ñàkk waaye ñun communicateurs yi ñoo ñàkk suñu baay suñu royukaay ñoo xam ne bii tubaarkàlla
mën nañu leen a fàtt il faut ñu ñaanal leen man nag ki turu communicateur traditionnel bu région Diourbel yëpp nga xam ni Fatou Samb doomam nekk ca Mbacke Bawol ci la bokk ci ñun la bokk ñu ngi yëkkati suñu jaal di ko jaal Aj Mansour Mbaye di ko jaal Aziz Mbaye moom di ko jaal askanu Ngéwél yëpp di ñaanal Alaaji Samba Jabare Samb yàlla na fi tàggane ci barke Serigne Mansour Sy moom Alaaji Malick Sy moom mooy Alaaji Malick Sy mi nga xam ne tubaar fakal di ko jaal Youssou Ndour ak xaritam bi nga xam ne bii tubaar fakal la ku ne xam na Youssou Ndour fonk gi mu fonk Alaaji Samba Jabare di ko jaal it Mara Dieng mi nga xam ne bii mu doom Alaaji Taala Dieng may sa Dieng mi nga xam ne tubaar fakal la ku fonkoon culture bi ku fonk aada la tubaar fakal la ba tax na Samba Jabare daal Aziz Mbaye ñu toog foofu mën nañu wax ni ñu ngi indi njaalu Sénégal gépp mais di indi njaalu tous les communicateurs traditionnels du Sénégal. mën a koo dem Samba Ndiaye bu fekkee mi ngi ci bu mu jokko bi. waaw maa ngi lay dégg waaw. ma ngoog mën a koo dem dama lay bàyyi ak sama naataangoo Ibou Diouf. waaw maa ngi lay dégg waaw. waaw ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom moo nekkoon taxawaayam gis nañ ne yéen ñi nga xam ne tey yéen ay génération bi. moo leen feete mag lan ngeen gën a jàpp ci moom tey ci loo xam ne ndono la. non li ñu doon ci moom rek mooy li ñu doon ci moom mooy wax ju yaru ji waaw li ñu gën a jàpp ci moom muy ndono moo di Samba Jabare ku yaroon kàddoom la kenn mës ta dégg mu wax lu ñaaw baalu bon ci jataay bu mën a toog bu mën ci doo dem te it amoon na accès ci partout dans toutes les maisons maanaam kër yëpp muy murid di tijaan di xaadir di fu mu mës a toog it aussi am na fa accès boo xam ne bii su waxee ñu déglu ko ba pare it nag mag mu silvise la woon parce que mais mag mu mënoon a jaamu yàlla la parce que lu mu mës a def it ak lu mu mënti doon bu julli jotee mu bàyyi fa lépp dem julli ci ñun nag jàng nañ ci moom yar sa kàddu fexe ba mën a wax ak ku ne silvise am diine loolu lépp nag wax dëgg yàlla mën nañ ko jàng ci ñun nouvelle génération bi nga xam ne bii ay xale lañu te war a roy ci mag ñi nga xam ne bii tubaarkàlla mooy mag ñu mel ni Samba Jabare. kaddu yi rafet na Vieux Diouf dañuy lay laajte nga baaxee ñu benn extrait boo xamante ne benn duo la bu mu defoon ci benn concert bu Coumba Gawlo Seck doon amal ñu teewlu ko. ndeysaan yàlla suuf si kawam mu nekkoon benn anniversaire boo xamante ne sëtam bi fi jëloon kàddu gi léegi di Aïssa Samb moo ko amaloon Fatou Kiné Deme. ma ngoog moo ko amaloon muy lu am solo mu nekk koo xamante ni maamam la waaye tamit jege woon na ko lool moom Aïssa Samb yàgg na ko di wax maam jiit yàgg nañu dégg muy wax mbégte bi nga xamante ni am na ko ci sëtam Pa Abdou Aziz dañuy wéy rek des ba tey ci kàddu yi nga xamante ni ñoo fi jot a ruus mu mel ni kon seede bi benn la wax nañ ko nit la koo xamante ni lépp loo xamante ni baaxul bokkul maanaam loo xamante ni yi fi caaxaan la bokkul waaye tamit doonoon na koo xamante ne waxtu du ko raw ku jullite. ku jullite kooku moom yoroon na werd tarixa cheikh te loolu bokk na ci li nga xam ni renforcé na digganteem ak cofeelam ak nit ñu bari. wax naa la sànq bi may door ni bari na ay ndaje yu nu daje ba tisbaar jot wala tàkkusaan jot ñu jekki-jekki mu rocceeku ndànk te loolu ci yar rek la koy def. dem julli. bu ñëwaatee it bu dee ñëw ci biir place bi da ngay xam ni kii lii mu nekkee dëgg la ci moom beneen bi ci des mooy yar gi mu am parce que El Hadj Samba Jabare dem na ba enseignement bi mu daan jox xale yi yëpp da leen daan wax naan géwal du yëkkati kàddu gu ñaaw di ko jëme ci nit géwal mën na am fu mu féete day am féete mais géwal du far parce que far boo ko defee fokk nga wax nit loo xam ne waroo ko wax wala nga taxaw nit loo ko warul wax te moom bëggul woon loolu ñaareel bi ci des aussi ku gëmoon yàlla la
gëm yàlla gi mooy xam ni yàlla gémmañ gu mu xar def ci lu mu lekk moo taxoon gisoo ko ci lenn ba mu tëddeeg léegi amul kenn ku mas a ket wala ku mas a def dara koo xam ne dañ naan Samba Jabare lañ koy defal loolu te am na ñu fi dal ñoo xam ne dañ leen ko defal te moom kenn defal la ko loolu sutura yàlla la ba pare doylu ak xam nit ñu ko xam koo xam ni nit dina yëkkati teraangam jox ko ki ci jiitu yàggul parce que am na lu ma ci fekke président de la république Macky Sall la ñu ngi ko jaarale ci El Hadj Mansour Mbaye ma yëg loolu ñu waxtaane ko te loolu du lu mu demandé danoo toog ba xam ne yell na rek ñu def ko bërki démb ça fait 1 mois bi ñu jógee Makka ak léegi bi ma nekkee ci pèlerinage bi la ma El Hadj Mansour Mbaye woo ni ma ministre de la culture bu bees bi dafa bëgg a dem seeti El Hadj Mansour seeti El Hadj Samba Jabare seeti Adja Xaar ma koy jaalee jigéen ñëpp Adja Xaar jigéen ñi mu jiite ñëpp ñoom Soda Mama ñoom Ndeye Fatou Ndiaye Ndeye Mbaye bari noonu ñoom Khady Diouf jigéen ñooñu ñuy woy ñëpp ku ci nekk ameel nga ci fel El Hadj Samba Jabare loolu moo lay won ni nit da koo xam ni nit ñi jarul woon mu toog ci kanam nit ñi pour ñu fàttaliku ko dafa nekkoon ci xoolu nit ñi pour ñu koy fàttaliku saa su nekk di ko indil ay témoignages. bokk na ci loolu ngëm-ngëmam bokk na ci loolu aussi pas-pasam. yaa ngi wax sànq jigéenu Sorano yooyu Ndeye Fatou Ndiaye moom it ñu ngi ci buumu jokkoo bi maa ngi lay nuyu bu baax Ndeye Fatou Ndiaye. waaw maa ngi lay fay. Ndeye Fatou Ndiaye ngeen ñàkk koo xamante ne waajur la ci yéen waaye tamit royuwaay la ci yéen tey lan nga mën a wax ci Samba Jabare Samb moom nga xamante ni lim fi bàyyi wax dëgg neex yàlla yaakaar nañ ni di ngeen ci tibb nag. ñoo ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi. lay dégg waa. ñoo ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di yeewoote yeew bu diis yeew bu métti ndax ki ñu ñàkk tey nga El Hadj Samba Jabare suñu tonton la suñu bàyyi la suñu lépp la ñu génn àdduna tey di ñu fàqee ci ñun liñ ko yëgee am na lu ñu yëpp suñu yaram ñu ngi koy jaale Sénégal bi yëpp di ko jaale suñu président communicateur traditionnel tonton Mansour Mbaye di ko ñaanal wér di ko ñaanal lu sant di ko ñaanal Abdou Aziz Mbaye moom suñu secrétaire général di ko ñaanal di ko jaale Youssou Ndour moom tamit nga xamante ni moom mooy yilif télévision bi tey nag ki ñu ñàkk tey mooy ku baax ku yar woy kooku ko xool woy du la jaaxal woy du la bewloo lu set ñu ñuy conseillé ci woy man dafa am fu ma jaar ak moom dina 95 dina njëkkee woy sama borom kër Mama Mbaye ma ni góor gu baax day bëgg njaboot ñu ne njël ba mel ni Mama Mbaye woy naa Mama Mbaye ministre Aminata Mbengue Ndiaye moom mooy njëkk ñoo defal communicateur traditionnel ñu koy réunion ci Méridien di toog ma ñëw mu woolu ma mu ñëw ma ne ma Ndiaye ma ne ko Samba mu ne ma Ndiaye waaw Kumba dégg naa li nga woy de léegi da nga koo teg ci biir di la ci bëri jële wax boobu toujours ñu may topp ñuy ñaan yàlla nag ñu boole yar lépp rek ndax ku xool ci moom de ak ñu mel ni moom yar du la woy du la bewloo woy du la def loo lenn géwél dafa war a xam boppam géwél dafa war a xam li muy wax Abdou Aziz wax na ko léegi nee na géwél dafa war a yaru géwél dafa war a am comportement ñun de moom la ñuy ñaan nekk ci may teg wax dina ci turu meer xaar mbay ma jaaga xam naa dina dugg ak sama mag yi ñun Soda Mama ñoom daaro nday mbay jimma ñun dañoo ñàkk ñu baax ñu yore aar bi nag tey dëkk ku nekk Sorano suñu mag yëpp retraité ñu nekk fa ñan fa nekkal waaye ñoo ngi ñaan yàlla bu ñu def lenn loo xamante ni bu ëllëgee bu ñuy séedeel lii ndax ala kulli xalin ku nekk dinañ la séedeel yàlla nañ ci yàlla boole ci séedeel bu rafet bii ñuy séedeel El Hadj Samba Jabare Samb. bu baax a baax Ndeye Fatou Ndiaye mu wax lu am solo Ibou Diouf mu mel ni li mag mu baax ma daan wax yar moom mbaax cër la ku ko yàlla cërale dangaa war a sant yàlla waaye tamit yar cër la ku ko yàlla cërale tamit dangaa war a sant yàlla bu baax. soxna Fatou ne loolu am solo la leneen liñ ciy tegu mooy généalogiste. généalogiste maanaam koo xamante ne mën na taxaw tey tuddal la sa juróom-ñaari maam bokkoon na ci li nga xam ne moo gënoon may tur Samba Jabare Samb
doon na baaxee ñenn ñi boo taxawoon tey ne que limal ma samay maam doon na ko def loolu sax moo taxoon ki ñu duppee Laurence Gavron di koo xamante ne jot na bind lu bëri ci waru cosaan ak aada fii ci suñu réew bokk na ci ay ñoom Yandé Codou ay nu mu tuddati Doudou Ndiaye Coumba Rose loolu rek moo tax ñu ñëwaat tey kooku mu doon duppee gardien du temple ndono bi yow nan nga gis ne tey loolu lañ war a def ngir jeune génération bi surtout mun ci sukkandiku ngir cosaan ak aada rawatina musique bi ñuy yëngu ñu gën ko fësal traditionnel bi surtout bu dee traditionnel bi li ñuy njëkk a ñaan mooy képp koo xam ne da nga ko bëgg a woy da nga xam fan la bokk doo ko woy bari na ci réew mi ay intellectuels yoo xam ne boo leen woyee dugal leen fu nu bokkul ñu wax la ne foofu bokkul fa Habib Sy ñii ministre Habib Sy ci la bokk Aïda Mbodj honorable député ci la bokk parce que nit ñi dañuy xam seen bopp kon bala ngay tagg nit xamal fan la bokk fu nekk ku sant Faal rek nga dugal ko kër buur du ku sant Jóobit nga dugal ko kër Lat Joor donc yooyu fokk ñu moytu ko beneen bi ci des nanu fexe ba woy wi nekk woy boo xam day dëppook jamono indi valeur parce que bu fekkee woy rek la pour ñu may la rek nga dem ñoom daan nañ ko def mais li daan wax ci woy li ci daan bëgg a indi mooy lan moo war a nekk sa cër fi nga toog ci sa toogaay ci askan wi lan mooy sa cër lan la sa maam masa taxawee def ko loo xam dañ ko koy tuddal tey nga war cee mën a sukkandiku ni man kat lii ma def sama ndono la war naa koo mën a continuer parce que li tax généalogie garaaw gis nga ko ci xew-xew yi am heure bu dul généalogique di nga àgg foo xam ni foog nga taxaw parce que histoire amee noonu da nga koy teggi te comme da nga koy teggi boo koy wax foog nga def attention te ñi xale yi léegi amuñu jot googu jàng ko yax bu rëy gobar toju ko yax bu rëy ci pëccu mag lay bawoo dafa nekk loo xam ni nit ñi bëggatuñ ko sax dégg parce que dafa mel ni ñëpp a ko bokk te ku ci nekk am na foo cosaan donc foog ñu xam d'abord ñi askan ñan ak ñan ñoo ko composé ak fan la ba egsi ci yow et puis bu nu woy nit rek ci nan ko woy indi valeur parce que réew mi àgg nañ fu nga xam ni ci jikko la ñu war a wooye indi nit ñi indi leen ci loo xam ne bu ëllëgee royuwaay lay doon pour réew mi mën a nekk ci nef indi ku jëf-jëf ju rafet wax ko bala ngay fekk koo xam ni alal rek la booleeg moom nga tëral ko jëf joo xam ne boo demee ba ci biir amu ko te valeur yooyu nag tant que mënuñu koo génne di ko wax fi nu jëm wala aada ak cosaan bi dañ koy damm te boo demee sa aada ak cosaan su suba daf lay réer. ñu boole kook di wodd kàddu yi ndax yar moom yaakaar naa bokk na ci li muy faral di wax saa su ne. déggoo góor gi nee na am yar mooy tax ñu jël nit yóbbu ko ca kaw di ko teral ñàkk yaray tax ñu yëgale nit ca kaw wàcce ko suuf di ko caw xoola boobu baat ñàkk yar mooy tax ñu jële nit ca kaw c'est-à-dire ku nekkoon ci teraanga ak lépp ñàkk yar mooy tax ñu jëlee la ca kaw wàcce la ca suuf di la caw kon yar bi dañ ko war a indi parce que soxna si ci kër gi la yar bi commencé laata moo ñëw ci mbedd mi am na yar boo xam ne bu génnee ci mbedd mi mënulu ko dara mais bu fekkee ni ci kër gi yar bi amu fa mbedd mi yokk ko loo gis lu ne day metti te loo gis lu ne du jur lu baax te fi nu toll ci réew mi yar bi daf ci am solo sutura bi daf ci am solo orma daf ci am solo tax orma mooy tax nga xam nit cëram bañ koo jàll baat bu ëllëgee nit dal ci sa kaw wala nga dégg baat boo xam ne day safaanoog li nga bëggoon a dégg. Ibou dooguma la wax nga lu am solo sànq wala ma bàyyi la nga wéy bu dee am nga laaj booy laaj ndax da nga wax lu am solo ci wàllu ndono bi nga xamante ne ni bàyyi na ko fi surtout ci wàllu cosaan luñ ci war a kii waaye tamit dafa mel ni nit la koo xamante ne daan suur tey di suur ëllëg ndax. bokk bari na ci ay mbootaayu cosaan yoo xamante ni sos na ko mbootaay yooyu mu mel ni sosu ko rek pour boppam waaye da koo sos tamit ngir génération yi nga xamante ni ñoo war a ñëw. justement parce que bi ñu jógee ñoom ensemble lyrique traditionnel dañu dem créer benn association bu ñuy wax l'ACAS association culturelle et artistique du Sénégal jël ñoom Samba Diabaré Amad Ndiaye Samb Ablaye Nar Samb Ablaye Socé mi daan xalam grand guitariste ba xam moo formé ñu nekk ensemble ligue traditionnel bari na ci am na keneen ku may dégg te damay fàtte tur mais dinaa ci déglu xam naa ko fàttalikuwaat ñu ngi daan répété fii nga xam ni moom le CMS bi nekk ci Malick Sy foofu daaray Kocc daan na fa répété foofu lañ daan def seen salle de répétition dañoo amoon ay soirée te gis nga loolu mu def dafa def tache d'huile parce que am na ci moment boo xam ni région yi sax amoon nañ ensemble lyrique traditionnel
bu Thiès signature bi Ndeye Seck signature nekkoon na ensemble ligue traditionnel Jokko Dieng nekkoon na ensemble ligue traditionnel mais ñooñu bu région de Thiès la c'est-à-dire demoon na ba wax won nit ñi ni région bu ne mën nañ faa génne aada ak cosaan ca ña fa nekk di ay woykat dajaloo. nekk loo xam ne bu ëllëgee dina nekk luy richesse su région ba pare génne valoriser waat li nga xam ni moom moo fa war a nekk ci aada ak cosaan. parce que El Hadj Samba Diabary loolu la bokk na ci membre fondateur regroupement des grands griots du Sénégal bi nga xam ni El Hadj Amadou Ndiaye Samb jiite na ko El Hadj Ali Bata Mboup sama maam jiite woon na ko yàlla na yàlla wéral leen te sàmm leen defe naa ni loolu bokk na ci li nga xam histoire la boo xam ne wane na ko te def na ko. donc wane na ko def na ko Samba Diabary Samb yaakaar naa li mu def ci histoire Ibou. kenn du ko natable Ibou nga yàgg bind nag ci portrait du ma bàyyi du ma tàyyi di ko wax yéen. taskatu xabaar laa waaye yow taskatu xabaar nga faral di def ay nataal yu am solo ci ay nitu cosaan. yéen Ibou yu mel nii est-ce que bind ci dina yomb man laaj bu moom faaw ma laaj la ko balaa ñuy tàggatoo parce que nit ñi nga xamante ni am nañu taarix boo xamante ni richesse bi foo ko natt weesu na ko est-ce que bind ci ñoom dana yomb. waaw ku mel ni Samba Diabary Samb defe naa gëstu si ngir baaxee askan wi ouvrage wala livre boo xamante ne dafa ñëwaat ci œuvre am yëpp. lu yomb lay doon parce que déjà gis nañ ay personnes ressources yu mel ni suñu papa ji mel ni ñi nga xamante ne ñoom ñëpp maam professeur Moussa Diagne ak ñeneen loolu il suffit juste tey nga jege leen taataan li nga xamante ne moom la ñu xam ci ñoom yaakaar naa luy am solo la te warul mën a jafe loolu lu ñu war a dooleel la leneen lu mu bëggoon wax tamit mooy duo yi nga xamante ne doon na ko faral di def ak artistes yi ñu koy gis yenn saa yi muy défilé ci image yi digganteem ak ki nga xamante ne mooy ndem si yàlla Sidi Ndiaga Mbaye digganteem ak Baba Maal am na tamit Coumba Gawlo Seck waaw Youssou Ndour bi nga xamante ne mooy borom kër gi ndax loolu tey du doon lu jaadu ñi nga xam ne ñooy artistes génération yi gën a féete suuf ñu jëlaat ay œuvre am ngir delloo ko njukkal ngir li mu def ci wàllu cosaan ak aada si. war na am mais nan lañ koy jëlee. parce que ñii nga ma tuddal ñëpp Idrissa Diop ci la bokk. waaw Idrissa Diop exemple Biram Yacine Biram Ndék ci la bokk. gis naa aussi ay rappeurs yoo xam ne jël nañ ay woyam. indi ko ci mais xam nga li ñu ko daan indee ñoom Youssou Ndour Baba Maal ci ay spectacle dañ doon wane patrimoine bi nu am mu bañ a réer bu ñëwee ci kaw scène rek nit ñi am mbégte xale nag ñoo xam ne xamuñu ko sax. keroog lañ ko mës gis wala dañ ko daan dégg rek ci rajo yi. gis nga loolu pour ñu sauvegarder ko foog ñu delluwaat ci démb. parce que nit ki boo ko bëggee roy foog nga xam ci lan la jógee fan la jógee ak fan la jaar ba egsi fi mu egsi. je pense que Ibou. boo dee bëgg a wax ci El Hadj Samba Diabary boo jógee Jolof di nga dem Ndar. boo jógee Ndar di nga ñëw Tivaouane di nga ñëwaat fii. ma ngoog doguma la Pa Aziz balaa ñuy rek tàggatoo mi ngi ci bu mu jokkoo bi moom it Youssou Ndour ku ne xam ko ci président bu conseil d'administration bu groupe Futur Média yaa ngi ko doon tudd léegi bokk na ci ñi nga xamante ni seq na ak ñoom seen way lu am solo mi ngi ci bu mu jokkoo bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax président. jërë ngeen jëf. waaw. ma ngoog président yow it tey loo mën a wax rek ci Samba Diabary Samb mi nga xamante ne nii way jur la tamit ci yow. waaw ku yiw dem na. ku diñ dem na. boo xamee ni que buñ ko daan gis di ko dégg daf ñu ñemeloo. xam naa nag liggéeyam man tuuti naa sax di ko wax. ndax samay maam ñi ngi fi samay baay ñi ngi fi fekke nañ lu ma fekkewul waaye xam naa ni li ma jot a xam ak li ma jot a jàng ci moom loolu du mën a réer ndax loolu mooy suñu source d'inspiration kon nag suñu maam jooju yàlla na ko yàlla xaree àjjana te lampe bi nga xam daf koo taal mu yàgg lool bañ a fay ba mukk ñu ngi dem nii pour levée du corps bi ci la ñu nekk nii. vraiment perte bu mag la pour Sénégal monument bu mag dem na. monument bu mag dem na ci wàllu tradition te xam naa musique traditionnelle dinañu gën a wéet ndax ci ñu ko daan continuer di dundal malgré son âge ak feebar bi yëpp ci la bokk. ma ngoog président.
balaa ñuy tàggatoo président wax naa ko sànq nga bokk ci ñi nga xamante ni sekk ngeen seen di wax ay kàddu te moom ku ne xam ne ni kàddu yu daan jib ci moom rek kàddu yu dëgg la waaye kàddu yu leer la kàddu ñu daan tënku la yow président lan nga ñu mën a wax ci ay kàddoom tey. waaw xam nga sunu maam ji ak sunu maam yi di télévision amagul rajo amagul. ñoom ñoo doon denc histoire di ko génne bu mbooloo amee bu dajee amee. di rappeler buur yi sax dañ daan wékku ci ñoom pour mën a faire passer des messages man bi nga xamee ni que am naa occasion way ak moom maa ngi koy fàttaliku mu nekkoon ci Guédiawaye benn télévision française ñëw ne ma kan nga bëgg a wayandoor ma wax leen sama maam mu accepté ko keroog la ma way sax xamuma ko ndax moom laa doon déglu ba morceau bi jeex tellement j'étais ému, tellement que j'étais impressionné par cette voix, par le musicien, parce que aussi bu nu fàtte ne waykat la woon waaye musicien la woon. xalam li nga ci doon def doy na waar boo xamee ni que ci wàllu musique dafa doon wax sax kii daf jàng mi ngi jàngal traditionnel mais aussi mi ngi wan yoon yi nga xam ne ci la xale yi war a jaar pour mën sax cet instrument moderne kon daal musicien bu mag dem poète bu mag dem na historien bu mag dem woykat bu mag dem ma ngoog jërëjëf président ñu lay mastawu di mastawu Sénégal gépp ñu bàyyi la rek nga wéy wax nga ko léegi yéen a ngi fas yéene rek kon dem ci denc boobu nga xamante ni jàpp nañu ko Pa Abdou Aziz ma bàyyi la Ibou mu mel ni am na keneen ku nekk ci bu jokko bi Aliou Dia di maire Mbëlëxeen ñu ci leen bi su fekkee jàpp ni na sëñ bi Dia lan nga ñu mën a wax ci ki fi bàyyi ko tey waaw soxna Fatou Kiné mu mel ni jàppandeewul yaa ngi ko doon wax léegi Aliou Dia maire bu Mbëlëxeen bu fekkente ne rek jàppandeegul xanaa ñu daal di kon wëyal tuuti mu mel ni kon li ñu cërale rek ci waxtu sax daanaka bareetul mu mel ni kon yemm na mi ngi ci bu mu jokko bi Ibou allo monsieur le maire ma ngoog xam naa dañu am jafe-jafe tuuti rek waaw monsieur le maire mu mel ni mu ngi ci ligne bi aleykum salaam sëñ bi Dia lan nga ñu mën a baaxee ci ki fi bàyyeekoo tey. waaw xanaa ñun ñëpp ci yàlla la ci jógee ci yàlla la ñuy dellu tey def bésu Samba Jabare Samb la yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla teeroo malaayika yërmandeem ma di ko jaale nag waa kër Seydi Hadji Malick yëpp di ko jaale sëñ Mbaye Sy Mansour waaye di ko jaale nag waa Jolof bu baax a baax a baax a baax di ko jaale kat Hadji Daouda Dia radiyallahu taala anhu ak képp koo xam ne këru diini nga ca Jolof waaye di ko jaale ñi ñuy wax waa Gawlo ña nga xam ne ñu sant Samb ña sant Fay ña sant Njaay rawatina nag wax dëgg kër Alburi waaye kër Sidi Njaay di ko jaale itam waa kër Buuna Samba Jabare Samb bii jolof la bu fonkoon ak jolof la boo xam ne dafa toppatoo ak jolof toppatoo jolof ndax ñoom waa kër Mari Biige lañ leen di wax Mari Biige dafa ne woon famille bu rëy bu am doole boo xam ne bii ci wàllu ngawlo ñëpp leen ràññee mbëllëxe googu la ñu nekkoon ñoom ñëpp ñu ngi leen rob ci armée lu ñuy wax coogeen moom mii mi ngi bokk ak baay ku ñuy wax Samba Lawbe Njaay Samba Lawbe Samb bàyyi Samba Lawbe Samb ak Salli Samb mi nga xam ne moo jur Samba Jabare ñoo bokk ndey ak baay bi nga xamee ne bii yàlla dogal na Salli Samb jógee fuutanke la ñëw ci alaaji Daawuda Ja mu jox ko wirdu salaatul faatihi alaaji Daawuda Ja mu xaddamam alaaji Maalik la soppeem alaaji Maalik la taalibib alaaji Maalik la lu ne mu def ko ci salaatul faatihi ci Jolof moo jox wirdu salaatul faatihi bàyyi Samba Jabara Samba Jabara nag bi nga xamee ne dem na ba góor gi wàññeeku Samba Lawbe Samb boobu la ànd kooku jóor ki ñuy wax Mangaar Samb tey Samba Jabara nag nekk Jolof fa la jàngee xalam fa la jàngee ngéwël te ñoom dañoo nekkoon nag géwël yoo xam ne di ngeen ko waxee duñ wax lu ñaaw duñ def lu ñaaw xanaa jaamu yàlla te itam lu am bokk ko ak seen i bokk képp kuñ gis gi nga yor sa teraanga ñu fexe teraanga ja yokk te loolee la dem ba keroog bi Maram Ndiaye Sidi waree ñu yóbbu ko Ndar Sidi Ndiaye boole ko ak Samba Jabara mu ne ko bu mbé mukk te tax day jaari Tiwaawan ci Seydil Xawmi mu ñaanal ko Alaaji Mansour nag ca ñaan ga ndax Alaaji Mansour dafa nekk warum wilaaya waaye nag yor deret it buur ñoom dañ daan déglu xalam dañuy fàttali suñu bàyyi dañ daan toog bu ñu reeree ba yàlla defal na nag ba ñu waxtaan ak nit ñi ci diine ba ñu war a nag ñoom ci seen bopp xéewlu
ñu dikk nag di leen xalamal waaye Xaybar lañ leen daan woyal fi Ali Abi Talibin jaaree fi Rasulullahi jaaree waaye juri Samba Jabara mënoon ko lool ci yóbbu nag Roqee Sidi Njaay ci Alaaji Mansour fa la jaaree gis Alaaji Mansour déglu ko gis Samba Jabara yàlla roofale nag seen lépp àndandoo Samba Jabara jógee ca yóbbu ba di ko jox boppam lépp Seydil xaw mi muy Alaaji Mansour léppam Alaaji Mansour ko defar léppam Alaaji Mansour ko barkeel ca la jokkoo moom moo tax bi génnee àddina ñu ngi déglu sëñ Baye man déglu dañ ko ci war a déglu Samba Jabara da ko gore la woon ku baaxoon la woon ku bëggoon boppam la ku bëggoon itam nag waajuram mu jigéen la dafa jëloon benn bés jagleel ko Jolof ne defewuma ko pour dara pour bégal sama waajur wu jigéen bi su ma saa am Jolof képp dañuy jàpp ne bés di Samba Jabara jagleel waajuram bu jigéen ñëw na day fanaana xalam fanaana way fanaana wax yu baax fàttali nit ñi fañ jógee fàttali nit ñi fan war a dem ku ne war ngaa diñ war ngaa gore loolee dafa law ba dama ne képp kuy géewal. jërëjëf sëñ bi Dia. ma nga ko ñu koy jaajëfal bu baax a baax kàddu yi rafet na tukkee ci Aliou Dia ñu gën ko xam ci force paysanne waaye tamit nekk maire bu Mbëlëxe mu mel ni rek kon Ibou li ñu cërale woon ci waxtu kon jeex na Pa Abdou Aziz Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax yow it kàddu yi tukkee ci yow leer na wax nga ko ay historien tey mu mel ni ñoo fi tase ku nekk indi nga seere ci moom waaye yow it historien nga ndax wax nga ay baax yoo xamante ne xëy na ñu bari ci askanu Sénégal umpale woon nañu ko Ibou Diouf sama naataango ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu sekkoon rek édition spéciale bi doon wax rek ci kii di Samba Jabare Samb bi nga xamante ni moom moo dëddu àdduna nga may ma parce que ngoon 16h damay def benn édition spéciale tamit ci El Hadj Samba Jabare may woo Laman mu ñëw ak ki nga xam ni mooy Adi ak ñoom Pape Anne ak Garmi ñoom ñëpp laay dajal ci plateau bi tey. mën na suivre tey ku bëgg a def témoignage mën nga ci woote. waaw soxna Fatou Kiné ni nga ko waxee xanaa delloo di ñaanal ki fi bàyyi ko rek fi mu jëm gënal ko fuuf fi mu bàyyi ko ci loolu dem ci profito tamit. di jaale sama benn tante bu nekk RTS di Fanta Fifi Kanté. nee na doon na ko jàppale bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy émission boobu mu doon animé di La Nuit des Griots. doo ma bàyyi ma fenn nee na moom ak beneen kilifa bu ñu doon woowee Ali Batambu nee na ñaar ñooñu doon nañ ko taxaw bu baax a baax muy profito ci xew-xew bi rek di ko jaale famille bi yëpp famille am ak artiste Sénégal yëpp. ma ngoog kon mu mel ni njaal ba yegg na waaye dañuy wéy di tamit di ko rek mastawu askanu Sénégal di ko mastawu le monde de la culture xam ni tey Sénégal gépp a ñàkk culture moo ñàkk moom Samba Jabare Samb dëddu àdduna ñu ñaan sunu borom ni ko Ibou waxee rek fa mu jëm gënal ko fi mu jógee sunu borom nag xaare ko ci àjjana gën a kawe mu nekkoon édition spéciale bi nga xamante ni ñi ngi ko jagleeloon Samba Jabare Samb mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen bàyyi leen rek ngeen wéy ak programme yu télévision Futurs Médias. ab émission boo